leen xam donc kon faute bi des fois dafay nekk ci départ bi mooy ki nga xamante ni moom la ñuy teg au pouvoir à la tête du pays mooy le président de la république mode d'élection bi nu ñu koy falee dañ koy fal par sentiment maanaam day ñëw ñu ne Macky Sall président assemblée nationale la woon nekkoon na premier ministre sous Ablaye Wade nekkoon na ministre des mines sous Ablaye Wade nekkoon na ministre de l'intérieur sous Ablaye Wade il a eu des problèmes avec Ablaye Wade mu ñëw victimiser wu devant les Sénégalais wane ne voilà j'ai été victime de l'injustice dañ ma jaay doole dàq ma assemblée nationale poussé ma pour ma démissionner ci parti bi léegi nag maa ngi nii j'ai créé un parti voilà te kooku moom def na 8 ans ci système bi ànd ak Abdoulaye Wade di ànd ak moom di liggéey su Abdoulaye Wade tisoolee mun a yarhamukallah bu Karim Wade tisoolee mun a yarhamukallah di leen tarbiyu nekk seen suq pour am poste pour devenir le premier ministre de Wade avant muy nekk sax le premier ministre de Wade Karim Wade moom moo ko proposé pour mu nekk premier ministre de Wade am ci moom yaakaar am ci moom confiance donc nag jafe-jafe ñëw mu tàqalikoo ak Abdoulaye Wade voilà léegi nag bi mu tàqalikoo ak Abdoulaye Wade mu ñëw victimiser wu comme ni koy ñeneen ñi di defee sénégalais moom moo bëggul victime sénégalais loo manti def ci àdduna bi ci ñaawteef ak noo manti mel loo manti sàcc loo yàgg-yàgg ci nguur sa loxo lu mu taq ah boo reyee nit sax soo ñëwee victimiser wu ñu ne ay waay ndeysaan oh waay xoolal kii luñ ko def ay waay kii moo bon ay waay Wade waay xoolal Wade li mu def Macky Sall xatal na ko ci parti bi bundu xataal ko mu jógee ko fa votel ko par sentiment mais doo ko votel parce que dangaa xool Macky Sall xool personnage am xool ne waa ji nii il est capable de gérer un pays nga jox ko mais danga koy jox réew mi parce que Macky victime Abdoulaye Wade la Macky Sall taxaw na fii ne moom il n'était pas prêt pour être président de la République nee na il a subi l'injustice moo tax mu dem à la conquête du pouvoir kon ki nga xamante ni dafa jàkkaaroog sénégalais yi ne leen yéen man kat parewuma woon pour nekk sax président de la République waaye injustice bi ma dund moo tax ma dem à la conquête du pouvoir su la waxee loolu yow war nga mën a comprendre da ngay comprendre ne kii kat lu tax mu wax ma lii mooy dafa bëgg a venger wu moo tax bi mu yéegee nag mu déclenché vengeance bi kon képp koo xamante ni dañ lay fal jox la lu toll ni réew ngay yéeg di venger wu soo yéegee ay toj-toj rek ngay def que des erreurs loolu moom moo ñu dal ba léegi nii voilà donc parce que affaire bi dafa am locomotive mooy bopp train bi mooy président de la République wagon yi mooy justice beeg voilà jël bépp secteur boo jël ci administration bi ñoom ñëpp ñu ngi ci wagon yi donc locomotive bi moom mooy lonk affaire yi di daw voilà problème bi foofu lay jógee ko locomotive bi bu paane wagon yi du mën a daw parce que locomotive bi si la ñuy lonk wagon yi pour mu mën a daw train bi mën a daw mais locomotive bi bu baaxul dara du baax bu paane wagon yi day taxaw loolu mooy problème mu Sénégal dañuy jël président de la République nga ñëw victimiser wu ñu fal la nga digee su ngeen ma falee dinaa def lii dinaa leen defal lii dinaa leen defal laa dinaa changer lii di xas nag ki nga xamante ni moom mooy prédécesseur am naan li muy def nii jaaduwul lii nii su doon man nii laay def su ma yéegee dinaa changer lii la patrie avant le parti justice bi elle n'est pas indépendante xam nga di kaas ay conseil supérieur de la magistrature président waru kaa jiite bi mu yéegee nag moom li mu doon wax yëpp amul dara lu mu ci respecté lu mu doon diggee yëpp respecté wu ci dara nax na Sénégalais yi yéeg na di def li gën a bon li Abdoulaye Wade doon def di def li gën a bon li Abdou Diouf doon def ba ca Senghor mooy jël justice bi def ko arme di ci xeex ak sa ay adversaire politique jël justice bi xar ko ñaar mooy justice ñi bokk ñi ànd ak yow justice ñu far ak yow justice waa nguur gi ak justice baadoole yi justice baadoole yi mooy justice bi nga xamante ni suñu classe gi ñun foofu la ñuy àttee duñ ko jaarale ci yoon
foofu la ñuy jàppee ki nga xamante ni moom mooy opposant jaay ko doole àttee ko foofu noonu tëjee ko foofu. léegi nag problème bii nii di problème Bougazelli bi man masuma bett xam nga lu tax masuma bett mooy ne lii nii la mas a demee nii la mas a demee da ngay bokk ci ñoom def lu ne weng affaire bi siiw ñu jàpp la main dans le sac ñu ne la acca demal kaso nga toog xaar voilà bu ci kanamee dinañ wax ak le juge après mu joxe liberté provisoire te liberté provisoire au Sénégal ñëpp xam nañ ne mooy liberté définitive mooy liberté boo xam ne yow doo delluwaat kaso soo bokkee ci nguur gi. donc kon Bougazelli liberté provisoire bu mu am yéen waru leen a bett xam nga lu tax waru leen a bett parce que c'est le président de la République qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui nomme à tous les postes moom mooy nommé ci poste yëpp civil et militaire ku nekk président tribunal moom moo la fay teg moom ministre de la justice am ministre de la justice bi kooku président moom mooy patron ya ministre de la justice mooy patron wu parquet bi ñoom procureur rek doyen des juges mooy nommé tamit président tribunaux yi ay cour d'appel ak ay première instance ak ay cour de cassation président tamit dem tànn waa conseil constitutionnel teg leen fa moom it waaw mais ku la abal ay bët fu ko neex foofu ngay xool te xam ngeen ne Bougazelli nag ci Macky Sall la bokk te militant de première heure la Bougazelli toog ne fii ne moom parti bi buñ koy créer këram lañ ko waxtaanee Géejawaay kon kooku nekkul n'importe qui ci parti bi te am na ay secret yoo xamante ni mu ngi ko yore xëy na xamal na ko président bi wala xam na ko ci parti bi donc bu coow jubee ñu jàpp ko flagrant délit loxo ci poche muy jéem a corrompre gendarme yi bañ affaire bi siiw gendarme yi def nañ seen liggéey lu ñu waroon def ñu jël ko jébbal ko justice comme affaire bi siiw na ba pare xam nga kenn mënu ko nëppal kenn mënu ko ñàkk tëj kaso te moment boobu noonu laa wax bi ñu ko njëkkee convoqué gendarmerie ne ko suba nga dem ñëwaat dafa daw dem doxi ay soxlaam taxawaalu fu nekk mu dem fa ba mu neex ko gars yi recherché wuñ ko defuñ ko dara te am na ñoo xam ne bu doon ñoom la gars yi dañ lay dem fekk la sa kër soo moytu dañ lay toroxal bu ñu la fekkee foofu dinañ la dóor manote la dugal la ci oto bi na la acca nañ dem déféré la ci procureur mais moom affaire bi ni mu commencé gis ngeen ko dañ ko jàpp la main dans le sac ba pare yóbbu ko gendarmerie entendre ko ba pare ne ko demee ñëwal telle heure nga ñëwul mu nekk di taxawaalu ci dëkk bi dem ay Touba ba pare journaliste Maïmouna Ndour Faye fekk ko këram mu accordel ko interview ak ay yeneen presse en ligne nekk à l'aise yow koo xamante dañ la jàpp flagrant délit ñu bàyyi la ngay taxawaalu ba pare dem sa kër di accordel ay journaliste interview di wax di comédie di jooy naan ko def tooñ na ma di comédie quoi xam nga moo tax affaire bi ma ne leen man ni mu commencé si commencement bi laa xam ne fii lay mujjee léegi nag voilà mu dem uyu ji gendarmerie bi mu demee togg ak gars yi voilà gars yi déféré ko après procureur wala doyen des juges door ko mandat de dépôt te fu mu nekk nii ba léegi jugé guñ ko te li gën a graaw ci Sénégal mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy les voyous les criminels ñoom ñooy am liberté toujours quoi wala suñ demee kaso duñ fa yàgg te moment séjour bu gàtt boobu noonu ñuy def ci prison bi rek maanaam dañuy mel ni ku nekk ñoom seen kër wala dañuy mel ni ku nekk hôtel chambre yi ñuy nekk chambre yu neex lay nekk dañ leen defal ventilateur foofu noonu defal leen fa télé soit A2 lay nekk chambre boo xam ne 2 personnes ñoo fay nekk voilà ñu ber leen nag baadoole yi nga xamante ni dañ leen di jàpp ci benn joint yamba nga xam ne bon encouragé wuñ kenn nag pour ngay tux yamba dañuy wax rek voilà wala nga yoreel nit bor wala nga def benn délit boo xamante ni jarul woon sax ñu lay yóbbu kaso kooku dañ lay jël acca boo gisee procureur rek mu ne sous mandat de dépôt yóbbu la dugal la ci benn chambre boo xam ne des centaines de personnes ñoo fay nekk pour nga tëdd wéer sa ginnaaw gi c'est tout un problème pour nga lekk bu baax c'est tout un problème
douche bi gars yi dañuy rang pour mën a dem ci toilette yi te ñoom mérito wuñ loolu parce que defuñ sax lu tax ñoom ñu war a mérite ñu war a mérité loolu noonu condition de détention yu méttee noonu maanaam ñooñu waruñu woon sax dem kaso dañ leen a waroon def sous contrôle judiciaire wala ñu amende leen waaye Sénégal dañoo nekk dëkk boo xamante ni amuñ ay kaso yu baax ba pare gaaw a tëj nit boo sëqatee sax procureur door la sous mandat de dépôt wala doyen des juges ba pare nag ñu fàtte la fa léegi nag bandi yu mag yi mel ni Bougazelli ñoom nag ñoom la ñuy yóbbu ci néegi neex yooyu noonu ma leen doon wax ak ñi nga xamante ni bon dañoo nekkoon ci administration bi détourné def détournement wala ñu joxoon la benn direction nga def détournement yow da ngay sàcc xaalisu Sénégal ba pare wala ngay trafiquer faux billets di daane économie Sénégal bi ñu waroon laa yóbbu fi gën a métti ci prison bi mais yow fu gën a neex ngay dem te boo demee doo fa yàgg mais loolu c'est catastrophique dans un pays comme le Sénégal moo tax képp koo xamante ni baadoola nga sa loxo jotul sa ginnaaw wala amoo mbokk ci nguur gi bu eboo nga moytu loo gën a mën a moytu na nga moytu parce que boo defee erreur bu ndaw ñu jël la yóbbu la kaso ba pare jël sa dossier fàtte ko duñ la àtte am na ñoo xamante ni dañ leen di jàpp ay 2 ans kenn du leen juge dossier yi sax day réer léeg-léeg ci bureau juge bi yéen ngi fàttaliku mutinerie bi amoon en 2016 septembre 2016 si je ne me trompe pas à Rebeuss parce que y avait beaucoup de détention provisoire maanaam ñoo xamante ni dañ leen a téye foofu noonu waxuñ leen lañ leen di toppee àtte wuñ leen te luñ def sax garaawul ba pare condition de détention bi métti goo xamante ni kenn mënu la kaa wax métti trop ba àgg ci lool ngeen jàpp ne loolu jaadu na loolu nag li ko waral mooy ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi moom mooy buum du buum mi mooy fal di folli doole ji ñu koy jox dafay bëri te ku yéeg doo bëgg a wàññi sa doole dañ koy gën a yokk ñu ànd ak yow jàmm rek la ñuy am duñ am benn problème waaw xam nga ne tey dans un pays comme le Sénégal ñu ne dafa am séparation de pouvoir waxal na le pouvoir exécutif mu ngi nii exécutif bi mooy président bi ak gouvernement yi premier ministre am ak ñu mu àndal voilà ñu ne la léegi justice bi dafa war a moom boppam muy pouvoir judiciaire assemblée war a moom boppam muy pouvoir législatif mais tel n'est pas le cas au Sénégal kenn gisu ko fa masu faa am bi ñu amee indépendance ba léegi loolu masta am Sénégal vraie séparation de pouvoir masul am Sénégal nga xam ne exécutif bi day doxal du dugal loxoom ci justice bi wala mu bañ a dugal loxoom ci assemblée bi mais loolu masul am Sénégal mais xam nga tey des délinquants comme Seydina Fall tey suñu nekkoon dans un pays sérieux ci réew yi nga xamante ni dañoo sérieux laa la wax de chef de quartier sax du ko nekk parce que nit ki bala nga kaa fal dafa war a am sax enquête de moralité mais dañ laan la falal nit ki par force mais député yi dañ Macky Sall moo leen di tànn mode d'élection bi baaxul mais dañuy ñëw teg liste nationale Macky Sall dem tànn ay xaritam ñëw dugal léegi sénégalais yi dañoo xam ñooñu ñuy voter mais sénégalais yi xamuñ ñooñu mais su fekkoon ne tey kenn ku nekk fa nga dëkk fa lañ lay tànnee waa koñ ba xam la xam yow yaay kan ñu def enquête de moralité ci yow bala ñoo recevoir sa candidature xool ndax mas nga rey nit ndax mas nga drogué wu ndax mas nga trafiqué faux billet ndax mas nga violé yooyu yëpp ñu xool ko parce que député du caaxaan dañ lay élire yóbbu la assemblée nationale ci pencu ndawu réew ma ñu ne la yow yaa représenté sa département wala sa région représentant du peuple ci assemblée nationale bi kooku warul nekk n'importe qui léegi nag loolu moo waral à chaque fois yu mel nii di am jël koo xamante ni député la ñu jàpp ko la main dans le sac muy trafiqué valeur u 32 milliards loo xamante ni mën na daane économie sénégalaise te kenn xamul kañ la ko commencé def parce que à chaque fois yéen a ngi leen di gis ci seen campagne électorale bu jotee façon xaalis bu nekk la ñuy génne di distribuer di tasaare di séddale di sànni di louer ay car di ci dugal militants yi di leen jëndal ay t-shirt di leen jox région bu ñu dem dugg ci hôtel yi fay di jënd lekk di jënd naan te doo gis mukk
ñu lijjanti origine xaalis bi ñuy dugal ci campagne bi voilà est-ce que Seydina Fall nekkul ne moom yàgg na def loolu noonu est-ce que yàggul dugal xaalis bu salte ci campagne yu Macky Sall wala dara depuis 2012 ba léegi xamuñ ci dara mën na nekk mën naa am xaalis bi ñu ko jàppee nii yàgg na ko def lu mu xam la ndax wóor nañu sax ne est-ce que dugalu ko woon ci élection présidentielle yi passé yu 2019 bi on ne sait jamais voilà léegi nag kooku lañ jël tey ñu bàyyi ko may ko liberté provisoire am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi dans les régions ñu ngi rëbës nekk détention provisoire lu ñu defoon jarul woon sax ñu leen di yóbbu kaso mënoon leen def comme ni ma ko waxee sànq sous contrôle judiciaire xam nga di leen surveiller chaque mois nga ñëw signer wala ñu amende la bañ a feesal kaso yi mais dañuy jàpp nit ñi dank la leen ci kaso yi te ñooñu duñ def dara ñi nga xamante ni ñoom ñooy les grands voyous les grands bandits suñu ñëwee ci kaso yi nekkin bu neex ci biir prison bi conditions yi bien def fa 6 mois 7 mois ñu bàyyi la nga am liberté nag quoi nga génn quoi léegi loolu lu ko waral mooy décision bi ci kaw lay jógee nekkul ne juge bi mooy jël décision ne libéré na may naa liberté provisoire Seydina Fall loolu ñëpp xam nañ nu mu demee bu doon loolu la Khalifa Sall bi ñu ko waxee ne ko da ngaa jël 1 milliard 800 ci mairie bu Dakar tey la na fi ay biens yëpp na dafay fay pour génn ñu ne ko non doo génn ñu demandé ay liberté provisoire ay yoon doo génn Khalifa Sall daf ay at ci biir ci kaso gi parce que lan moo nekkoon objectif bi mooy Macky Sall moo bëgg toon Khalifa Sall nekk candidat parce que su boobaa mën na ko yàqal Dakar te élection présidentielle ak bépp élection bu mu mënti doon Dakar moo ëpp enjeu soo gañee Dakar daanaka gañ nga élection yi rawatina nag ak présidentielle mu éliminer ay candidats yam Khalifa Sall lu ñu ko doon jiiñ dafu ci daara dañ ko tëj arbitrairement politiquement parce que àndul ak Macky Sall du partisan wu Macky Sall léegi moom ay at la tëdd ci kaso bi ñu toog ba mu yàgg na ko libéré nañ la quoi mu dem atte ko tëj ko 5 ans de prison léegi kii nag nga xamante ni lu mu def crime la crime du gën a rëy loolu trafiquer ay faux billets ñu jàpp la flagrant délit gendarme yi ñëw jàpp la fekk affaire bi ci sa oto nga dem kaso def fa 6 mois xaw ma 7 mois après ñu ne may nañu liberté provisoire au Sénégal mooy liberté définitive ñëpp xam nañ nu mu demee kon sénégalais yi ñoom ñoo war a yeewu il faut que Sénégal am benn révolution lii rek moom mën a faj suñu ay problème pour mu jeex takk wan gars yi ne leen ñun ñoo souverain seul le peuple est souverain kenn ootewu fi nag révolution boo xamante ni révolution sanglante lay nekk ñaanuñ ko yàlla bu mu fa am mais révolution mentale d'abord révolution pacifique wane na ñun am na luñ bëgg wane na ñun ñoo leen di fal te buñ leen falee da ngeen a war a jaamu suñu ay soxla 2 poids 2 mesures dafa war a jeex inégalité sociale bi mu ngi ñuy bëgg a rey impunité mu ngi ñuy bëgg a rey dóor doom làq doom boo faree ci ñoom lu leen neex nga def boo rayee nit sax amul problème après da ngay génn mais affaire Seydina Fall bi nu mu demee nii yéen da ngeen dafa mel dañ na ko yow da ngay dem toog kaso voilà toogal Sénégal yi dañoo gaaw a fàtte quelques mois rek après ñu libéré la suñu la libéré ñu commencé coow voilà Seydina Fall a été libéré waaw ñaari fan après jeex na ñoom noonu lañ jàppee Sénégalais yi quoi dañ ne Sénégalais yi coow rek la ñuy def duñ def dara jàpp nañ fi Guy Marius Sagna tey Guy Marius Sagna nga xam ne deful dara quoi Guy Marius Sagna nekk di xeex cause bu noble quoi voilà courant bi dafa cher dañ ko yokk te waruñ ko yokk mu ne courant bi dafa cher wàcc ci mbedd mi dem ci buntu palais bi téye gris palais bi ñu jàpp ko yóbbu ko kaso fi nga xamante ni fa la ñuy yóbbu terroriste yi ñu yóbbu ko fa isolé ko kenn mënu kaa gis tëj ko ba mu neex leen ñu libéré ko jugé wuñ ko waxuñ ko ne ko carrément yow lii nga def même chose ñu def ko ñeneen ak ñeneen léegi nag bandi ñoom daal ñoom ñoo am droit voilà am liberté quoi nekk ci jàmm te li ma leen di wax ci Guy Marius Sagna bi mu nekkee kaso li mu fa doon daj coono yi mu fa doon daj boobu Seydina Fall mu ngi woon kaso de mais daawul daj coono yooyu moom boobu moom mu ngi ci néegam bu neex di seetaan teleem di am ay visitam
voilà xam naa ñu koy indil ay ceeb yu neex ay ginaar yu neex voilà boo moytuwul sax garde pénitentiaire ñoom ñoo koy attaayal di ko jox te naan ko grand mais lii c'est catastrophique lii dafa doy waar Sénégal amul justice te loolu ku taxaw ne Sénégal dafa am justice da ngay wax lu la neex wax naa leen sànq ne leen ku la abal bët fu ko neex foofu ngay xool loolu moo tax lii am mais gis nga justice bi magistrat yi suñ bëggoon a am indépendance ñoom dinañ fippu am seen indépendance bu bopp mais lii moo leen gënal parce que boo fa nekkee di kaas su fekkee ñaar la ñett dañ leen di jël dugal leen ci frigo bi dootoo jugé ci yow dañ lay mettre dans le frigo amoon naa sama benn paa boo xam ne léegi mu retraité sax mu ngi ci justice bi ba léegi mais dafa mas a am benn dëkk bu mu mas a nekk ci région yi temps yi PS am benn militant wu PS boo xam ne maire la woon ci dëkk boobu bu puissant sax temps yooyu doon ko exiger pour mu am ku mu ko tëjal paa bi na ko non lan moo tax ma lay tëjal nit te defuma dara loolu duma ko def man su may tëj nit dafay fekk mu def délit bu jar ñu tëj ko wala mu def crime bu jar ñu tëj ko mais kenn du ñëw naan ma tëjal nit parce que loolu su ma ko defee du ma am conscience bu tranquille te loolu ñàkk fayda la sax pour man ne que ça soit la première et la dernière fois nga may proposer loolu mais ci kaw la oote après jaar ci ministère ba waaw diw def ñuy xeex parce que ministre bi moom tamit militant la ministre bi kan mooy patron am président bi mooy patron am waaw am na benn magistrat bu nekk ci dëkk ba leen na lee waaw dafa am lu ma ko sant mais def ñuy xeex kooku il faut ñu jóg ci kawam dafa jékki-jékki rek ñu mettre ko dans le frigo toog na laa la wax 5 ans yoo xamante ni du amul benn responsabilité bu weer dee mu fayoo ko léegi nag ki nga xamante ni nag nangu na ñu koy manipuler moom kooku la ñuy nommer daf ko président tribunal nommer ko wala ñu nommer ko procureur wala ñu def ko doyen des juges su ko defee mu am ay privilèges nag ba pare gars yi lu ñu bëgg mu defal leen ko ñu koy jox morning mais da ngeen di gis magistrat yi am nañ magistrat yoo xamante nii boo gisee seen kër yi da ngay xam ne lii nii salaire mayu leen ko dafa am fu ñuy jaar ak gars yi gars yi bu ñu bëggee boo bëggee sa affaire baax dañ naan la defaral suñu affaire sa affaire baax mooy seen règlement de compte yi bu ñu amee kenn problème ñëw na la tëjal ma ko nga tëj sénégalais yi coow wax waaw yuuxu dañ naan sénégalais yi coow rek la ñuy def du mujj fenn justice bi nag pour mu baax am indépendance il faut que ñu am président boo xamante ni day génnee loxoom ci justice bi ni muy doxee il faut que loolu am parce que mënoo wax ne yow dañoo nekk ci dëkk boo xam ne dafa am séparation de pouvoir exécutif judiciaire législatif ba pare exécutif bi di nommer ay magistrats yam di nommer ay président tribunal di nommer procureur am di présider conseil supérieur de la magistrature mais ñun lan la ñuy moomee seen bopp mais nit dana la fal fenn ba pare sant la dara ngay bañ mais boo bañee dana fay jëlee tey jii sëñ Bassirou Gueye mii nga xamante ni il n'est pas le procureur de la République mais le procureur de Macky Sall tey jii su fekkoon ne dafalut Macky Sall ay sale boulot wala dafalut Macky Sall lu ko neex jógee na fi bu yàgg tëbal nañ ko bu yàgg mais am na ay dossiers yoo xamante ni moom daf ci teg tànkam ba léegi convoqué autosaisir wu ci da ngay gis benn xale bu génn Karim Xurum Xaq génn wax benn wax dafa accident juum ci waxam parce que dafa mer rek mu ne acca dama leen jëli ko ñu jëli ko mu ñëw rek mu placé ko sous mandat de dépôt c'est injuste léegi nag woyu yu mag yi nag ñoom kenn du leen def dara quoi toujours dañuy am liberté ñoom nekk ci jàmm wala nga am tur soo amee tur comme Thione Seck xam nga Thione Seck am na tur moom it li ñu jàppee Seydina Fall loolu lañ ko jàppee moom it gis nga yàggul prison gis président bi naxante ak moom négocier voilà jàppaleel suñu papa wala jàppaleel suñu nijaay wala benn ministre ñëw ne ah Thione sama xarit la il faut ñu jàppale ko mu génn dafa feebar ah c'est-à-dire nii ñi nga xamante ni mook ñoom ñoo bokk deal bi ñoom kenn xamu leen ñoom dañ leen di bàyyi ci kaso bi ñoom fàtte leen fa ñoom kenn xamu leen sax c'est catastrophique dafa graaw loolu justice boo xamante ni baadoole yi rek lay condamné
mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi wala ñu am xaalis wala ñi nga xamante ni ay xaritu waa nguur gi lañ ñooñu lu leen neex dañ koy def du mujj fenn dañuy am liberté après dañ naan demal toog kaso ñu lijjanti sa affaire demal rek toog pour quelque temps te toog boobu garaawul toog boobu da ngay mel ni ku nekk hôtel wala nga nekk sa kër est-ce que sax guddi duñu leen du am ñoo xam ne dañ leen di bàyyi sax ñu dem seen kër fanaan ak seen jabar tout est possible mën na nekk am na si ñoo xamante ni guddi mën nañ leen a bàyyi ñu dem fanaan seen kër ba 6 heures du matin ñu ñëwaat toog waaw kaso bi dañuy mel ni ku fay liggéey rek dañuy dem yendu après ñëwaat tout est possible Sénégal moom lépp lu ñu leen wax rek ah ci toj-toj ak ñaawteef ak injustice takk leen ko téere lii nag peuple bi rek moo ko mën a xeexal boppam mooy ñu am fulla am fayda di bañ il faut que ñuy bañ mooy bu ñu gisee loo xamante nii neexuñu ñu wàcc kaas ko pacifiquement nekk benn c'est très important mais toog luñ la teg nga tegoo ko luy waaji def nga ne yow yàlla baax na quoi xam nga yàlla baax na yàlla dinañu tàggale ak moom après muy def lu ko neex xam ngeen lii dafa métti tey jii ñu mérité prison tey ñu ngi ci mbedd mi ñi nga xamante ni mérité wuñ prison ñoom ñoo nekk ci prison yi ak condition de détention yu méttee tey jii rëbës gars yi wax nañ cee wax ba sonn mais rëbës dafa mel ni président bu ñëw rek rawatina président Macky Sall da koy bàyyi foofu pour règlement de compte pour ku ko fontoo rek mu ñëw dugal la foofu pour yar la amul benn président boo xam ne da ngay ñëw tey xalaat ne wax dëgg yàlla prison yi ay nit ñoo fay nekk naa tabax prison bu bees wala ma xool condition de détention yi xool niñ koy organiser xam wax ak juge yi ñu xool nan la ñuy nan la ñuy yóbbee nit ñi kaso mais Sénégal yow mën ngaa génn def benn affaire bu ndaw jàkkaarloog ak procureur rek mu ne la acca mandat de dépôt du xool dara waaw nga gis koo xamante ni moom ci scandale bu ngand lay bokk parce que rakki président la mbokk président la militant au président la de première heure voilà moom loolu moom dañ koy protéger moom quoi su fekkee dañ ko jàpp loxo ci poche ñu ne ko voilà damal kaso nga toog quelque temps après dinañ la libérer dinañ la jël sa affaire mais kaso kenn yéenewu ko nit de man mii di wax ak yéen wóor na yàlla Seydina Fall yéenewu ma ko kaso yéenewu ma kenn kaso bu ma sañoon kaso kenn du fa nekk mais nag dafa am ñoo xam dañoo mérité kaso il faut kaso am su fekkee da nga def crime bu toll nii di trafiquer des milliards de faux billets wala nga rey nit wala nga violer mais yow tu mérites la prison mais ñooñu nag ñoom ñoo nekk ci biti malheureusement au Sénégal waaw léegi nag moo tax sénégalais yi coow naan la libération de Seydina Fall loolu bettul kenn ñëpp xamoon nañ ne Seydina Fall dañ koy libérer ñëpp a ko xamoon tey jii gis nga buñ ko jàpputoon la main dans le sac su fekkoon gendarme yi jàppuñ ko la main dans le sac affaire bi dañ koy nëppal ci suuf ku noonu coow du jub du àgg sax justice dañuy lijjanti affaire bi ci suuf mu jeex mais boobu gendarme yi def nañ seen liggéey jàpp nañ ko affaire bi siiw rajo yi commencé ci wax voilà nan la ñuy def il faut ñu yóbbu ko kaso lu mu métti dañ koy yóbbu kaso pour calmer sénégalais yi quoi sénégalais yi waaw mais voilà tëj nañ ko waaw fekk tëjam boobu am na ñoo xam ne ñu ngi seen kër yi sax moom moo leen gën a neexle ay conditions laa la wax nii conditions yi neex ci lay nekk waaw mu ngi noonu daal lu tax daal ñu libéré ko yéen xam ngeen nu mu demee faux billet yi nii boo jàngatee affaire bi man war ngaa mën a xalaat ne c'est pas la première fois mu koy def mën naa am depuis que Macky est au pouvoir moom mu ngi ci loolu wóoru leen ndax campagne yi mu doon jël di financer au niveau de Guédiawaye wala bu ñu demee ci région yi xaalis bu muy joxe di distribuer mën naa am faux billet la ci doon dugal on sait jamais mën naa am tamit am na ay secret d'état yu mu am yu mu xamal gars yeeg yooyu noonu yooyu yëpp mën na nekk parce que ñoom it neen seen biir xamante ne waaw Sénégal nag bu nekkoon dëkk boo xamante ni mode d'élection bi dafa baax façon bu ñuy falee député yi dinañ ko xoolaat ñiy fal ñi nga xamante ni dañ ko mérité mu nekk suffrage direct koo xamante ni dafay dëkk Kaolack wala mu dëkk Ziguinchor wala mu dëkk Tamba nekk candidat foofu ne dama bëgg a dem assemblée nationale pour représenter leen fa waa Tamba tànn ko ne ko demal ñu assemblée nationale yow yaa ñu doy
mais pas président de la république jël ay nitam di leen def di leen récompenser récompense politique la. kii mu ma doon jàppale sama militant la woon yàgg na ci parti bi léegi élection législative yi ñëw na xaw ma mooy kan xaw ma ndax day tox yamba xaw ma ndax dafay drogué wu xaw ma ndax violeur la xaw ma ndax c'est un trafiquant de faux billets je m'en fous jàppale na ma dama koy def ci liste nationale bi gars yi voté liste nationale bi suñu gagné man maa am majorité assemblée nationale aja daf fay dem jeex na loolu mooy problème bi li ko dalee ci président de la république député maire warul nekk n'importe qui du ku nekk la ñuy jël jox la na la am jiiteel dañu war di tànn nit ñi mode d'élection bi moo baaxul dafa àndul sax ak démocratie fekk nag ñu ngi falee nii député yi chaque jour ñu ngi am ay député yoo xamante ni ay toxkati yàmba la ñu nekk jaaykatu drogue trafiquant de faux billets comme Seydina Fall waaw su ko defee nag ñu ne voilà jàpp nañ benn député dañ kaa fekk muy tox yàmba wala dañ ko fekk mu doon trafiquer drogue wala dañ ko fekk muy trafiquer faux billets di blanchir xaalis loolu la su ko defee nag toj bi lu muy rëy rëpp moom après day am liberté provisoire liberté provisoire bu Sénégal mooy liberté définitive Seydina Fall doo leen ko gisati mu prison te affaire bi day jeex léegi ñu blanchir ko ne ko toppeetuñ la dara c'est ça le Sénégal li mooy Sénégal waaw moo tax il faut ñu yeewu réew mi buñ bëggee mu baax duñ toog rek di wax président bi nii naa c'est-à-dire mele ñun dafa am benn liggéey boo xam dañ ko ci war a def mooy ñu xool ni ñuy falee nit ñi te bañ bu élection jotee ñuy ñëw di ñuy jënd def ay achat de conscience indil ñu suñu xaalis di ñu si jënd pour ñu voter leen ñoom ñu toog di continuer di sàcc suñu xaalis di continuer di ñu jaay doole di continuer di manipuler justice bi loolu moo fa am mais élection yi passé ñun foogoon nañ ne loolu jeex na première dame Marième Faye moo dem ci banlieue bi yóbbu fa ay saako ceeb di ko séddale ay saako ceeb carte nu mu chéré carte électeur nga jël ko di ko jaay ak benn saako ceeb quoi ak ay 10 000 francs ak ay t-shirt ak ay tissus yoo xam ne photo candidat bi lañ ciy def dugal leen ci ay car yóbbu leen ci ay meeting ngeen nekk fa di yuuxu ba bëgg a dee buñ faloo rek après yéen jàmb nañ leen voilà ñoomi nen ñooy nekk ci kaw di noos ñoom ak seen ay doom seen ay farandoor di sàcc xaalisu sénégalais yi di ko lekk sénégalais yi nekk dans la merde dans la misère kon nag nañ am fulla ak fayda moo tax affaire yi Seydina Fall bi nii man bettu ma dañu ko waxoon na ko damal toogaale rek waaw toogal tuuti quelques mois après ñu lijjanti sa affaire loolu la woon rek waaw léegi nag bon xëy na 6 mois lañ ko waxoon foog naa je pense que moom novembre lañ ko arrêté woon si je ne me trompe pas wala octobre voilà donc fu mu nekk nii jeex na quoi mu ngi këram nekk ci jàmmam léegi nag ñi nga xamante ni ñoom defuñ dara nekk détention provisoire ñoom ña nga toog ñoom di xaar seen dossier juge ba réeral na ko fàtte na ko mais am na benn boy rappeur boo xamante ni Ngaaka Blindé mais kooku deful dara ñu téye ko kaso pendant 1 an et quelque na ko libéré nañ la demal defoo dara clip la doon tourné ji clip jël ay faux ay vrai billet photocopier ko pour buñ demee di jël xaalis bi mel ni ay vrai billet la quoi ci clip bi xaalis bi dañ ko bëggoon a utiliser pour clip bi quoi xam naa ay affaire u xaalis la doon wéy ak yooyu noonu léegi ñu arrêté leen jàpp leen yóbbu ko ci procureur dóor ko mandat de dépôt mu toog fa 1 an et quelque ñu ne ko acca yow dafoo dara léegi nag ki nga xamante ni moom non seulement dafa waroon a nekk koo xamante ni référence la war a nekk parce que c'est un député élu voilà koo xam dañ ko fal quoi ne ko demal teewal ñu assemblée nationale moom ñu jàpp ko la main dans le sac avec des milliards de faux billets si CFA bu ñu ko calculer kooku maanaam sanction yam ak condamnation yam sax moom moo gënoon a war a mën a métti parce que député la référence la war a nekk bokkul ak citoyen ordinaire bi nga xamante ni moom war na mën a juum quoi dafa am ñoo xam ne amuñ droit sax ci erreur voilà léegi nag c'est ça le Sénégal donc daal lii lañu amoon lu ñu doon wax tey ci live bi Sénégal a ngi noonu
injustice moo fa am amuñu justice juges ils sont pas indépendants te ils veulent pas être indépendants parce que buñ ko bëggoon voilà dinañ ko am dañoo bëgg toujours rek ñu leen di manipuler jàppal ma kii tëjal ma kii libéral ma kii ay intervention di am partout xam nga di jógee fu nekk nit ki def toj bu rëy a rëy nga xamante ni crime du ko gën a rëy ñu libéré la nga nekk ci jàmm ñi nga xamante ni ñoom ay 50 000 francs wala ay xaru jàmbur lañ sàcc wala bu ñu sàcc benn nag ñoom ñooy dem tëdd ay 2 ans ci kaso bi seen dossier réer kenn du leen àtte voilà kon ñu ngi jaajëfal gaa yëpp di leen bëggee bu baax a baax di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah merci beaucoup